d'historicité yi lu jëm ci wàllu réforme bi loolee mën a indi ay jafe-jafe ci seenu ko diggante bu nu noppee collectif bi xeex wàllu intérêt ak jiyaat bu démarqué ci soutien wu Babacar Ngom ñu accusé bailleur bu homme d'affaires bi leen ne dafa menacé li nga xam ne moo jëm ci cohésion sociale ci ñaari village yooyee maanaam dafa rek fexe ba ñu am ak mbiccook mbaaloo te loolee rafetlu wuñu ko bu nu noppee dem biti réew yër fu as lëf daal di yër tàkkat yaram laata ñuy rek daal di xool une journaux yi lu na daal di xëyal léegi-léegi rek ñu yaatal ko. dal leen jàmm Cheikh Ndagay moo nekk ci machine bi Soxna Fall ci kàddu gi ni ma ko waxee ci ponk xibaar yi li nga xam ne mooy njeexitalu dogatee gënu gis foofee ca Bambilor ba laat nay laal juróomi village traditionnel lu ëpp fukki cité ak lu jëm ci ay recette fiscale jëm foofee ca Sangalkam ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca Bambilor ne ñàkk nañu statut chef-lieu d'arrondissement bi ba tey rek ci rek profit Sangalkam ñu jàpp ni kon dogatee googee ñu def seen gox lépp rek dañu ko jébbal Sangalkam ñoom amatuñ ci tous fourage ba tax na conseil municipal bu Bambilor daal di convoqué ab réunion d'urgence yi rek teewaayu sous-préfet bi tey jile ci ngoon ñu war a jox seeni xalaat ci projet découpage administratif boobee projet boo xam ne ñoom askanoo fa dëkkee neexu leen benn yoon ndax gisuñu ci seen bopp danoo jàpp ni dañ leen a ci bedd ci wàllu rek li nga xam ne mën nañ ko cee am jox keneen Cheikh Ahmed Tidiane Seck ci ay leeral. Bambilor manifesté ñàkk àndam ci li nga xam ne moom ci jamono yi projet rek la nekk mu di découpage administratif askanam wàcc ci tali bi wane ko ci diir bi nga xam ne si lañ doon jëmmal réunion conseil municipal bi nga xam ne ci ngoon si lañ ko doon amal ngir recueillir lii di avis bu conseil ci mbir mi bëgguñoo dégg ñuy wax wàllu découpage administratif nga xam ne sax dafay tax ba seen commune boobee ñàkk lu toll ci juróomi village traditionnel mu di Kunun Kër Ndiayloo Kunun Ngalam Kër Daado Sarr cité Mbaba Gissé ak fukk ci ay cité yoo xamante ne yu ko wër ñu toll nag ci fukk ak juróom ci ay localités yi nga xam ne dañ koy daal di jël boole ko ca Sangalkam su fekkee ne nag projet découpage boobee daal di na jàll ni ñu ko bindee mu di ñàkkub arrondissement bu Bambilor ndax dañ koy daal di dindi def arrondissement bu Sangalkam loolee nag daal di jur li nga xam ne aussi moo nag maire bu fott ci ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi la ci diir ko conseil bi nga xam ne si lañ ko doon amal ci supervision bu sous-préfet Modou Bassirou Ndaw juti biti bi nag tàngoon na lool ak ndaw yi ak jigéen yi am ànd ak détermination manifeste seen ak ñàkk ànd ci projet découpage boobee te it nañ ko fësale ci seen i kàddu ñoom noppi nañ saa su nekk rek ñuy jëmmal yooyu la xeetu manifestation tant que projet boobee ba léegi ni mu ngi nekk nag ci li nga xam ne moo di. loolee tam moo indi ak maire ca village bi di Daaru Cubu muy village bu bokk ci commune bu Sangalkam ñoom askanoo fa dëkk jàpp ni amul ak méngale bu nu gisee ni moom mi ngi nekk à 6 kilomètres de Sangalkam nekk tam benn kilomètre ci Jaxaay ñu détaché ko foofu askan wa war a joxe dig daje ci place publique gu village bi ngir wane seen ñàkk ànd ci mbébét mi ñu nar a amal foofee ñu jàpp ni dogatee googu dafa am ay mbiru politique lu làqatu ci ginnaaw Idrissa Diémé reportage. njiitu réew mi xamle ko woon ci weeru septembre atum 2020 gannaaw ba mu ñëwee Kër Massar. J'ai décidé vraiment maintenant de faire de Kër Massar un nouveau département. ngir jëmmal boobee mesure autorités yi nekk ci wàllu administration territoriale ñu ngi ci terrain bi ca Daaru Cuub bokk ci commune bu Jaxaay foofee autorités yi dañoo bëgg a jël boobee village traditionnel yóbbu ko ca Sangalkam loolee neexut benn yoon askan bi. loolu nag moo xam ne loo xam ne duñ ko mën a nangu la ñun Médina Thioub mënuñu ñuy rattaché yóbbu ñu commune de Jaxaay ñu nekk si suñu jàmm ak su salaam ñëpp ñu wi ñeeku tey ñu bëgg ñu waat yóbbuwaat Sangalkam loolu moom dee moo ñu ko gënal duñ ko nangu dañ ko bëgg a def ngir politique. redécoupage li ñu bëgg a def 46e département bu Sénégal boo mooy coow rek la fiy jur. gisuñu ci benn intérêt boo xam ne ni tey war nañ mën a jël Médina Thioub di ko yóbbu Sangalkam fii Jaxaay 1 kilomètre la Sangalkam di nga def 6 kilomètres pour nga yegg foofu Omar Gueye li mu ko jaraloon moom ba Malick ba ñàkk bakkenam fii Médina Thioub jaral nañu ko. donte autorités yi ñu ngi naan sax ngir rek ñu am dëkkuwaay yu ñoŋ waaye tamit yu mën a demal seen bopp faaw rek ñu joyanti yenn gox-goxaat yi waaye li ko dalee Daaru Cuub jaare ko Ñakkurab wala Yëmbal baat bay jub rek mooy bu loolee di am nañ ko jaarale ci yoon. jërëjëf Idrissa Diémé coppite googu def Kër Massar mu nekk département dogal la boo xam ne ñaareelu adjoint maire bi rafetlu na ko waaye Ousmane Diouf li mu rafetlu rek mooy autorité yi. ak population bi nga xam ne ñoo dëkkee foofee kenn boolewu leen ci mbir moomee Idrissa Diémé la dénk yi la kàddu.
lii malheureux ci biir li nga xam ne moom mooy découpage bi li ñu yëg moom mooy du fenn ci biir processus bi foo xam ne yëg nañ ne population yooyu toog nañ ba càmbar lan moom mooy seen yëg-yëg lan moom mooy seen bëgg-bëgg. man sama xel tey na parce que li ma gis moom mooy ce découpage là il répond plus à des raisons politiques qu'à des raisons véritables de développement. ay population yoo xam ne bokk nañ benn zone géographique mais même buñ bokkee benn zone géographique am na ay réalités historiques yu leen meññ ñoom ces réalités historiques là munoo daal di ne da ngay def quoi que ce soit te convoqué woo réalité historique yooyu. waxtaane leneen ci biir xibaar yi mooy capitaine Oumar Touré tur boobu nag ñi ngi ko déggoon ci coow li ñu déggoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr moo di gendarme bi nga xam ne moo nekkoon enquêteur ci section de recherche bu gendarmerie bu Colobane mu annoncé woon démission am nag ci biir gendarmerie bi laata rek ñu ni dafa déserté service ay bis ci noonee ñu teg ko ay daan ba tax na ñu làq ko jant bi juróom-ñetti fukki fan wala juróom benn fukki fan maanaam 60 jours mu wax nañu ne waroon na libre début de semaine waaye capitaine Oumar Touré moom li ko ci xaar mën na métti lool ci moom lu jëm ci wàllu wàccee ko mu gën a suufe wala rajee ko Safiatou Ba Ndiaye. ginnaaw juróom-benni fukki fan yoo xamante ne rek mu ngi ko nekkoon en arrêt de rigueur ci LGI bu Mbaaw ndax rek dafa déserté woon lu toll si ñeenti fan capitaine bu gendarmerie bi nga xamante ne moo enquêté woon ci mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko te mujjoon rek annoncé li nga xamante ne moo di démission am ndax rek jàpp ni dañu ñàkk respecté ay àq ak yelleefam dinañ ko mujj libéré ci altine ji Oumar Touré dinañ ko bàyyi naam waaye nag pareegu ci ndax nag si séjour carcéral bi nga xamante ne sax mu ngi ci woon am na enquête boo xamante ne jotoon nañ ko ubbi ngir rek indi ay leeral ci boobule dossier capitaine bu gendarmerie bi ginnaaw loolu dina jot benn avertissement wala sax subir sanction boo xamante ne rek dinañ ko yebal ci conseil d'enquête ngir rek benn procédure de radiation wala sax rétrogradation wala sax au commandant bu gendarmerie du général de division bi dina désigner lu toll si juróomi officier yoo xamante ne bokk na si benn président ak kenn koo xamante ne rek mook capitaine Oumar Touré ñooy tolloo grade yeneen membres yi ñoo koy gën a gradé ci loolu sax dinañ ko fas yéene déglu ci jeextalu enquête bi dinañ siéger en conseil ngir rek statuer ndax dañ koy dàqam déet waaye nag lu vote bi muntu indi kàddu gu mujj gi mu ngi rek ci njiitu réew mi moom mi nga xamante ne moo yor décision finale bi. jërëjëf Safiatou Ba Ndiaye ziar Nimzat ci république islamique bu Mauritanie ci atum ren bi ñi nga xam ne ñoo fa fas yéene dem rafetlu bu baax ndogal bi nga xam ne autorité gouvernementale bu Sénégal ak bu Mauritanie jël nañ ko ngir may leen ñu daal di rek màggal bis boobee. mu wute lool ak at mi la ñu génn nga xam ne mbas mi moo fi jaaroon ba tax na kenn mënul woon dem kenn mënul woon a dikk ba tax na ci jamono ji autorité administrative yi bu région bu Saint-Louis daat nañuy rek xam la ci benn CRD nii rek mobiliser nañ chef de service yëpp ngir ñu jël matukaay yi ci war ci wàllu sécurité wàllu organisation bi ngir ziyaare bi jaar ci yoon Ndar Géej Babacar Niang lañ fay fekk. pèlerinage Nimzat 2021 lépp lu jëm ci wàccuwaay yi mel na ni yomb na ngir rek mën a am organisation bu mucc ayib ci xew-xewu diine bu mag boobu ki nga xam ne mooy adjoint gouverneur Khadim Anne moo jiite woon CRD bi. préparation ziara Nimzat nga xamante ni chaque année dañ koy def ren def nañ ko. biñ ci génne it vraiment xel mu dal lañ ci am parce que it service état yi nga xamante ni ñoom ñoo ci daan taxaw ñoom ñëpp it ku nekk taxaw nga ni li nga xam moom nga daan def ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci frontière muy police des frontières muy douane muy gendarmerie donc jël nañ disposition yi nga xam moom la ñu war a jël pour que traversée bi bañ a am benn problème. ren tamit ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi làqu nag ci ginnaaw président bi Cheikh Abdou Khadre Sène ji soññaat lépp lu jëm ci taxawaayu pèlerin yi lépp nag ñu lal ko ci relation socio-culturelle ay religieux yi nga xam ni moo nekk ci diggante ñaari réew yi di Sénégal ak Mauritanie. suñu xalif général des xaalis Cheikh na Cheikh Aya yàlla na fi yàgg te wér ba ko taalibe ñaanee ni que dañu bëgg julli si Nimzat si la kontaan jóg nekk si ba léegi jaabante na vice président bu Mauritanie kooku wax ni que Sénégal ak Mauritanie benn la na ngeen daan demee Nimzat dañ ko yombale ba lépp dem dem di le ministre de l'intérieur waxati ko loolu. li jëm ci kaaraange gi ci frontière bi nekk ci dex gi taxawaay bi nga xam ne war nañ ko am pour mën a aar nit ñi ci feebar bi loolu yëpp waxtaanee nañ ko nag ci CRD bi nga xam ne mooy waajal ziar bu Nimzat fii ci Ndar Babacar Niang pour Zik FM. xibaaru biti réew dañu koy dooree ci République démocratique du Congo gouverneur militaire yi ñu rek tabb ngir ci cadre état siège ñoom ba tey yegseeguñu ci province boobu nga xam ne moom la ñu war a jiite alxames ak léegi état de siège bi ci foofee ca nord Kivu
ak Ituri objectif bi nag mooy fexe ba rek dakkal massacre ci ñaari province yooyu Human Rights Watch daal di rek am inquiétude ci profil yi nga xam ne moom la ñu tànn ngir ñu mën a amal boobee opération ci jamono jooju chargé de mission bu président bi gis ni présomption d'innocence lañ ko mën a dippee réunion bi ñu amal ci premier ministre portugais ci Porto dirigeant européen yi daal di adopté benn déclaration d'engagement ñu fixé ay objectifs lu ci mel ne réalisé ci wàllu européen yi ñu gën a mën a rek prendre en compte lu jëm ci question sociale ci rek année de matière d'égalité salariale ak emploi ak formation Europe sociale nekkul loo xam ne réalité ci 27 yi nga xam ne jàpp nañu ne mën nañoo génn ci crise Covid-19 bi nga xam ne ci jamono ji ba tey ci yenn pàcc yi ci Europe ña nga fay gis ma ngay gën a wéy di leen lëjël ba tey ñu tàbb ci beneen ponk moo di tàggat yaram. tàggat yaram dañu koy doore ak xew-xewu ANPS maanaam association nationale de la presse sportive bi nar a màggal tey fukk ak ñaari atu rek ligue professionnelle ci biir Sénégal ñu war ci amal ak ndaje Abdoulaye Thiam président ba ak ñi mu àndal di amal benn panel tey jii ci Goudred bu 12h jotee panel boo xam ne war nañ ci waxtaane 5 thèmes bokk na ci football professionnel ci Sénégal bilan wu fukk ak ñaari at yi ci cadre juridique bi ak football fiable problématique gu financement au sport rôle et place su presse ci en général moo xam télé en particulier ak club suñu club yi ci ak ci Afrique naka la ñuy def rek ba mu gën a ñoŋ kon danañu ko xaar tey jile bu 12h jotee ak ANPS Abdoulaye Thiam lañ ciy teewlu mu gën ci indi ay leeral. football local bi dafa am fukki at ak ñaar moo tax nag ñun association nationale de la presse sportive ñu ne dañuy toog ñu càmbar ko xool lu ci dox lan lañ ci war a yokk lan moo ci doxul pour football bi gën a naat gën a développé wu bu baax a baax a baax parce que ñun dañu gëm ne rôle journaliste tey warul yem rek ci joxe information nga toog ci déedéet da nga war a am esprit critique da nga war a càmbar yi fii mais aussi su fekkente ne mun nga apporter sa contribution pour sa réew développé pour sa diplomatie avancée pour sa football réew avancé pour sa sport réew avancé loolu war nga ko def loolu moo tax nag ñu woote débat bu am solo bi nga xam ne samedi bii lañ koy def à partir de 13h. kon mi ngi noonu tey lay doon à partir de 13h ni ko Abdoulaye Thiam waxee ca Goudred lay xewee panel ngir waxtaane fukk ak ñaari atu ligue professionnelle bi ñu fi amee ak léegi ñu waxtaane leneen ligue 1 ak ligue 2 bu Sénégal fukk ak juróomeelu bëccëg bi danañu ko door naka tey jilee ci ligue 1 bi 16h30 AS Douane ak ñaari tali mi nga xam ne ba tey génnagul ci guuta gi mu nekk moo nekk ci ndàdd place bi bu 16h30 jotee ba tey Jàmbaar ak Mbour Petite Côte loolu choc Petite Côte la ñu ko dippee mu di ab derby laata rek ñuy waxtaane lu jëm ci wàllu rek choc des extrêmes diggante West Gorée mi nekk relégable ak AS Pikine mi nekk ci jamono ji leader championnat bi am 25 points ci 13 journées yu mu jongante am na ci 7 victoires 4 match nul ak ñaari rek match défaite lañ ci nemmeeku ci jamono jooju West Gorée moom ci 13e place bi 10 points képp la am 14 journées la joué ñaari victoire ñeenti match nul 8 défaites bokk na ci équipe yi ëppale défaite ci championnat bi bu weesoo ñaari tali bi am 9 défaites des na ko wéyal ëllëg diggante ñii di rek Stade de Mbour ak Génération Foot Teungueth FC ak CNEPS lay doon Jaraaf de Dakar ak Dakar Sacré-Cœur te Stade Albouri Ndiaye bu Louga Ndiambour de Louga ak CNEPS ñoo ci war a laale bu dee Ligue 2 bi tam nemmeeku nañ fa ay équipe yu ne ci kaw war a daje bokk na ci diggante rek Guédiawaye bi ne ci ñaareelu place bi am 25 points ak Wakam bi topp ci kawam am 24 points ñoom ñooy daje ci bëccëg bi waaye laata loolu jàpp leen ni Renaissance ak Duc tey jii la ci samedi bi lay doon Jamono Fatick ak Africa Promo Foot ñoom itam dinañu daje Thiès FC ak Kër Madior ëllëg kon la Guédiawaye di dalal USO Sonacos di dalal EJ Fatick Port ak Linguère laata altine ñu koy ndar képp ci diggante Demba Diop lay doon ak Amitié FC. xibaaru tàggat yaram la ñuy desandi dem biti réew yër aslëf ci wàllu xibaar ndàmboku Lille
mi nga xam ne dóor yu métti la daal di dóor ñetti ci dara Lens naka démb loolee may ko ci jamono ji ba tey mu doon leader en attendant Paris Saint-Germain moom ñu koy xaarandi mu rek jongante ci noone ñu mën a jàpp ci wàllu programme Nantes ak Bordeaux Lyon ak Lorient tey lay doon ëllëg Saint-Étienne ak Marseille Metz ak Nîmes Strasbourg Montpellier Angers ak Dijon kon ñoo ci war a rek laale foofee ca France 36e journée ci la ñu toll. ñu dem Italie 35e journée tey jii Spezia Naples bu Koulibaly Udinese Pologne Inter Milan Sampdoria bu Keita Diao Baldé Fiorentina ak Lazio Rome kon ñoo ciy daje laata ñoom itam ñu koy wéyal naka ëllëg 32e journée la ñu nemmeek ci Bundesliga tey itam am na ay jongante yu ñu war a mën a amal foofee ca Premier League 35e journée diggante Leeds ak Tottenham 11h30 déjà ñeneen ñu jongante 14h Sheffield ak Crystal Palace. Man City Chelsea bu Edouard Mendy 16h30 lay doon Liverpool bu Sadio Mané ak Southampton 19h15 laata ëllëg ñu koy wéyal ca foofee ca Espagne 35e journée ba tey ñu mën a jàpp rek naka démb Real Sociedad daan Elche ñaar ci dara tey 12h Alaves ak Levante Barça mooy dalal Atlético Madrid ab choc la tam 14h15 lay am ci wàllu woowee dina am yeneen jongante laata ëllëg Real Madrid di dalal Séville bu 19h jotee lay doon ca France ñi nga xam ne Neymar prolongé na tey jile kon ci samedi bi lay dañ koy jëmmal ba 2026 ca Super League Turquie 40e journée ci la ñu toll ñoom itam dinañu ko rek jëmmal. waxtaane wàllu basketball ci jigéen ñi coupe du maire la ñu toll tey jile demi-finale yi ci diggante Asfo ak Ville de Dakar 15h lay doon 17h Iseg Sport ak Duc ñoo ci war a laale. bu dee góor ñi ñoom ci 13e journée bi tey jile 16h Louga Basket Club USO ñoo ci war a daje waaye ay Thiès ak UGB Saint-Louis Basket Club ak Saltigué laata ëllëg ñuy koy wéyal ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu programme mu 13e journée bi. loolu gënoon fes ci xibaaru tàggat yaram ñu fàttali leen li gënoon fes ci xibaar yi li nga xam ne waxtaane nañ ko fi bokk na ci dogatee gën a wax ne dañ koy amal foofee ca Bambilor ba tax na askan wa fa dëkkee ñoom jàpp ni dañ leen a rek néewal doole ci wàllu wu ni mel ñu jàpp ni sax impliqué wuñ ci population bi bu baax ngir ñu xam mbir yi naka la doxanale ak ñu joxe ci seen xalaat wax ca la nga xam ne ñoom itam arrangé na leen ci wàllu wu ni mel waxtaane nañ tam ci biir xibaar yi yeneen i ponk lu jëm ci wàllu collectif défense intérêt jiyaat yi nga xam ne daat nañu démarqué ci soutien bi ñu doon amal ci kanamu Babacar Ngom ñu accusé bailleur bi homme d'affaires bile ñu ni moo nekk ci diggante ñaari village ba coow daal di fay juddu dem nañ biti réew daat ci toftal tàggat yaram ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme Zik FM